nag jàmm ci Lougaré TV nuñ koy defee bés bu ne ci matinalu Lougaré yi ñëwaat nañu seen i émission tey bi nag ñu ànd seek saay su ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay chroniqueur di ay journaliste ñuy waxtaanee lépp loo xam ne moo gën a soxal askan wi. tey jii nag ma nekk fa ak samay ndaataango nuñ koy defee saay su ne damay tàmbali ci Marie ziar naa la. maa ngi lay fay. naka waajal tabaski bi waaw ñu ngi sant alhamdulilah. ñu bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre sur Lougaré. d'accord voilà ñu ngi leen di nuyu chers internautes fii ci Lougaré TV di leen wax encore bismillah ci seen matinal tey jii nag ñu nar waxtaanee actualité n'est-ce pas li nga xam ne moo xew ci réew mi ak ci biti réew. jaajëf di ko jaajëfal bu baax a baax Marie Ngom nekk journaliste ci kër gi alors ñu ngi koy ziar bu baax a baax Aïssatou Ndiaye di la ziar di bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre. ñu ngi delloo ziar di leen nuyu aussi yéen ñu toog fii di nuyu suñu internet yi nga xam ne à chaque fois ñu ngi nekk fii ak ñun. l'économiste de la maison Dame Ndiaye di la ziar bu baax a baax alors Dame looy nuyoo ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. waaw Lamine maa ngi lay nuyu di nuyu waa plateau bépp nuyu Marie nuyu Astou nuyu suñu technicien yi suñu caméraman yi di nuyu internautes yi nga xam ne ñooy seetaan Lougaré TV di leen wax rek ñu ngi fii Lougaré TV comme ni ñu koy defee saa su ne rek lépp lu dugg ci actualité ci biir réew mi ak bitim réew incha allah ñu fas yéene waxtaan ak yéen. di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom la ñuy àndal saay su ne ci réalisation bi ñu ngi am Abdoulaye Sow ki nga xam ne mooy Pape Sarr ci mi caméra yi nag ñu ngi am Momar Dieng ak Alassane Ndoye di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw lépp loo xam ne yemb na ñoom ñoo ci taxaw bu baax a baax ngir ngeen mun si jot. Lougaré TV matinal bi ñu tàmbale ko ak ñi nga xam ne mooy revue des titres ñu tàmbale ko ak si revue des titres boobu Sud Quotidien ak ki nga xam ne mooy enquête ñoom ñëw nañ bu baax a baax ci li nga xam ne mooy 14e législature bi nga xam ne ñoom la ñuy dem muy élection député yi nga xam ne foofu la ñuy jëm ñoom nag comme ñu mel ni Sud Quotidien mu ngi wax ne vers une 14e législative à haut risque. naka la ko mbir mi gisee gars yi ñu nar a dem ci élection législative yi ñu nar a dem ñu gis ne Yewwi ñoom seen i liste majoritaire dañ ko annulé ñi nga xam ne ñooy Benno Bokk Yaakaar seen i liste proportionnelle suppléants yi dañ ko annulé donc un peu ñu nar a dem ci législative ru est-ce que du ñu dem ci assemblée bi nga xam ne vraiment dina doon waxuma sax ñoo xam ne dese nañu mais dina am yu bari yu ci xew alors Dame ñu tàmbale ci yow. waaw Lamine affaire yi moom li wax rek doy na waar trop ndax boo xoolee ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi Askan Wi seen liste majoritaire moom la ñu annulé bàyyi les suppléants yi ñu jàll. titulaire yi dañ leen a bloqué bàyyi suppléants yi ñu jàll te jàpp naa ne comme Sénégal fii ni ñu ko gën a xamee boo xoolee titulaire yi fa la kàngam yi di ne. la borom ñi yaakaar na ñoo ëpp xam-xam wala ñoo ëpp dayo yaakaar naa ñooñu fa la ñu nekk kon nag bu ñu jàllul suppléants yi jàll peut-être dafa amaat leneen jàngat bu ñu ci am dina xaw a doy waar taxawaay bi ngeen yaakaar ne moom la ñu war a mën a am assemblée nationale taxawaay boobu mën na sooxee te leneen da cee am bu fekkoon da nga nekk titulaire boo bëggee transhumé da nga xalaat na boo génnee jël sa poste jox ko keneen waaye bu la leeree ne yow rek moo fa nekk da nga naan man kat su ma demee du am benn inconvénient bu muy am loolu mën na être un peu bénéfique sur le pouvoir parce que mën na xëcc gars yi nga xam ne ñooy suppléants yóbbu leen ci côté am te yaakaar naa boobaa bu amee kii bi opposition bi moo ci perte ndax ñoom du ñu am possibilité mën ko remplacer keneen. kon yooyu yëpp éventualité yoo xam ne yu ñu mën a xaar la te yaakaar naa loolu mën na sooxale Assemblée nationale. ok alors Marie ban jàngat ci wàllu boobu. waaw li ma si jàngatee rek damay rebondir fii nga xam ne fa la daanoo. parce que xam nga tamit comme ni nga ko waxee. tey jii assemblée nationale dafa nekk bërëb ba nga xam ne fa la ñu nas di noccee maanaam les projets de loi na nga xam ne la ñu bëgg a doxalee réew mi foofu lañ koy voté alors donc ñi fa war a nekk comme des représentants du peuple dañoo war a nekk ñi nga xam te ne ay kàngam lay doon wax nga ko sànq ne nga liste majoritaire bu Yewwi Askan Wi dañ ko bloqué donc tous les titulaires pratiquement duñu mën a nekk à l'hémicycle les gens Sonko Déthié Fall tout comme ñeneen ñi nga xam ni ñoom lañ yaakaaroon ne bu ñu fa nekkoon cohabitation la ñuy imposer à Macky Sall maintenant tey jii nag bu fekkee ñoom nekkuñu fa mais seeni suppléants ñoo fa nekk moi je dis que tamit bu fekkee le danger était à haut risque peut-être que mun na amoindrir parce que après tout bu fekkee yow tey jii il faudrait pas que ñu fàtte une chose aussi Lamine mooy bu fekkee la coalition moom moo la jox le titre de député tu n'as pas le droit de transhumer encore une fois parce qu'il y a une loi qui l'interdit je sais plus de quel article loi de transhumance voilà parce que boo ko defee dañuy retirer waat
li nga xam te ni moom mooy député bi ñu la jox. parce que da nga ko dem sous la bannière de la coalition. voilà donc il faudrait que tamit les transhumants ñu xam loolu parce que am na benn député bu mu fi daloon PDS si je m'abuse mais par la suite dañoo nangu voilà. dañ ko retirer. parce que inquiétude bi tey mooy suñu génnee kooku kan lañ koy remplacer parce que liste titulaire yi su dee si Benno Bokk Yaakaar jàll na mais suppléants yi jàllul. su dee ci Yewwi titulaire yi jàll ñu suppléants yi ñoo jàll donc ça veut dire tey jëlee ku manqué rek wala ku génn àdduna wala ku démissionné kenn du la mën a remplacer donc place bi day vacant quoi. on est en politique te xam naa yaa ma gën a xam ne politique Sénégal di doxee c'est de bonne guerre en tout cas tous les moyens sont bons pour éliminer son adversaire loolu lañ ko faral di wax dañ nee nañu Macky Sall lu mës a bëgg la cohabitation à l'hémicycle parce que du ko arrangé voilà peut-être que loolu ma mën a expliquer un peu aujourd'hui la situation actuelle bi nga xam ne moom la ñuy dund mais bon man je me dis que ni les Sonko et autres peut-être que ñoom tamit ils projettent de faire quelque chose d'autre parce que après tout ñoom ñaar ñëpp c'est des adversaires te adversaire bu nga xam te ni nee na dafa replier wu pour mën a amaat beneen force pour mën a faire face à son ennemi bon pas ennemi mais adversaire lay wax loolu ça ne veut pas dire que dafa battre en retraite non mais il recule pour mieux sauter donc voilà ay kii la quoi. de toute façon quelque chose d'inédit la maanaam mosu fa am Sénégal liste dem sans majoritaire am maanaam sans titre liste majoritaire am wala dem avec suppléant vraiment c'est quelque chose d'inédit moo ngi doog a am Sénégal peut-être on va inviter des juristes ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci li nga xam ne mooy yoon nu muy doxee ñoom tamit ñu gën ñoo leeral yu nu mel naka lay demee su dee kenn dafa génn àdduna wala kenn démission wala kenn transhumé naka lay demee dinañ ko gën a leeral alors Aïssatou ban jàngat nga am ci wàllu boobu tey jëlee ñu dem nar a dem ci l'Assemblée nationale ñenn ñi dem ak titulaire ñenn ñi dem ak suppléant est-ce que indul du am ay gàllankoor yu am ci biir surtout yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci école bi tey ban jàngat. bon je pense que gàllankoor moom du si ñàkk. parce que loo xamante ni la mën na yee fitna mën a yegg foo xamante ni nit ñi xaaruñu ko fa. donc du coup lu mënti am rek nañ xalaat jeunesse bi xalaat ñi nga xam ni ay du comme ni ñu koy waxee ay du yam si bokku borom. jaajëf dinañ jaajëfal bu baax a baax ñaareelu revue des titres bi nag muy l'observateur mandat suñu mandat ak Dakar Times ñoom nag ñoom ñëpp ñëw nañu ci dérapage yi nga xam ne ki nga xam ne mooy l'observateur dafa ne dérapage verbal à Bignona Yewwi perd le nord et au sud donc Sonko fan yi nga xam ne dañoo demoon jaale ji ndaw yi nga xam ne ñoo faatu woon foofu la ca Bignona wax na fa ay mbir ñenn ñi jàpp ne lu mel ni Dakar Times dafa ne Sonko est irresponsable maanaam Sonko dese na vraiment waaw ñor ci wàll bu mu wax donc mandat tamit dellusiwaat na mbir moomu pour wax ne les vérités crues de Souleymane Ndiaye mi nga xam ne delluwaat na ci propos yi nga xam ne leader Pastef bi indi na ko foofule alors Aïssa dañuy tàmbali ci Marie Sonko génn wax ay mbir def ay révélation wax ay mbir surtout Casamance bi nga xam ne dafa mës a sensible depuis 81 ba léegi mbir mi mu ngi andi problème tey mu waxaat Macky dafa bañ kii ñenn ñi jàpp ne il est irresponsable yow la nga si jàngat. moi je trouve que Sonko il est en train de jouer avec le feu xam nga y a des questions yoo xam ethniciste des questions racistes yoo xam te ne waruñ koy soulever dans un pays parce que tey jii Sénégal Casamance dafa nekk fief boo xam ni moo gën a sensible ci zone Sénégal. donc nit waruñu ko foowee waruñu koy politiquer également. nañu moytu loolu te Sonko c'est pas la première fois muy def ces genres de sorties parce que defoon na ko fi di wax ni voilà Casamance yi yéen dafa mel ni Macky Sall boolewul leen ci réew mi. c'est des choses à éviter il joue avec ça alors que xamul li mu ko war a jural ëllëg si biir parce que ëllëg mën na indi yeneen fitna ku nga xam ne ni Casamance c'est pas seulement les Joola ni les Soninké qui sont là-bas melting pot la maanaam ña fa nekk ci ay races dafa bëri. il faudrait que donc qu'il fasse très attention à ce jeu-là. ok alors Dame ban jàngat nga ci am. waaw mooy li ma ci wax rek maanaam parfois il faut que ñuy moytu yenn discours yi. ndax Sénégal liñ ko wax dafa nekk dëkk boo xam ne niñ ko ci waxeeti ay kalante moo fi masaan am. exactement Njaayeen bi di kalanteeg Joobeen bi séeréer bi di kalanteeg pël bi. ñu nekk benn réew boo xam ne kaf ak ree lañ xam. kon nag bu ñuy xool ci politique wala intérêt partisan yoo xam ne dana tax ñu yee finne ci réew mi ndax wax dëgg yàlla bu xasee na da nga nekk maire. ngay woote ne da nga bëgg a jiite réew mi ëllëg am na yenn discours yoo xam ne waroo ko tenir. wax dëgg yàlla dëgg rek bu ñu koy wax discours boobu Ousmane Sonko def rafetlu ma ko maa ngi koy ñaawlu. te di wax suñu politiciens yi rek du côté du pouvoir comme de l'opposition ñu leen di wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar dañuy xëccoo nag dañuy wut
mais nag ci la ñu war fi ñu leen di xaar mooy ay débat yi nga xam ne ay débat d'idées la. nan la ñuy fexe ba apporter ay solution ci problème yi nga xam ne Sénégalais yi moom la ñuy dund. ak nan la ñuy fexe ba yóbbu réew mi nga xam ne dafa nekk ci ndóol ñu génn ko ci ndóol yóbbu ko ci développement foofu lañ leen di xaar mais pas que ñuy indi loo xam ne ëllëg mën na yee fitna ndax yaakaar naa Casamance ak Bawol ak Saalum yépp Sénégal la ñuy wax. kon Macky Sall bu xasee toog nekkatul président Jolof nekkatul bu Bawol nekkatul bu Casamance. président sénégalais yépp la. kon waruñoo am benn distinguo bu ñuy def entre les races wala les ethnies loolu baaxul ci réew day yee fitna gis nañ yeneen réew yi ñuy wër problème yu mel noonu yu bari am na fa. boo demee Rwanda entre les Hutus et les Tutsis gis nañ guerre génocide ba fa amoon presque depuis 94 yooyu yépp nag. yaakaar naa c'est à inviter te yaakaar naa responsable bu mel ni Ousmane Sonko génn ENA jaar administration am na discours yoo xam ne wax dëgg yàlla. exactement dañ koy xaar keneen ku bokkul ak moom. ok donc mu nekk lu am solo ñu gis ne kii nga xam ne mooy Alioune Sow nekkoon fi ancien président du conseil de la jeunesse nekk aussi nekkoon fi nu mu tudd mbirum. hôtellerie yeeg yu nu mel donc moom tamit def na benn tweet pour wax ne les propos tenus par Ousmane Sonko sont d'une extrême gravité ses partisans et alliés n'ont pas le droit de se taire nous sommes en république donc mu doon li nga xam ne vraiment ñu bari condamné nañ ko ci wàllu boobu. maanaam ku dëgg rek ñor te Sénégal rek ñor la da nga koy condamné. ndax nit ki tamit loo far ak moom wax dëgg jotee wax ko. loolu mooy àdduna mais nag bul ànd ak nit ki mu lay diri fu mu la jaarale nga jaar fa nit ki boo àndee ak moom loo ko bëgg même bu la waxee loo xam ne. d'accord ci amal nga audace nga ne ko lii nga wax kat ay la yéwén wax dëgg yàlla waru ko woon a wax. ndax loolu la ñuy ànd mais nit ki doo ko bàyyi di ko jay rek. ba mu ngeen ànd bëkk miir bi man yaakaar naa. kon képp donc politique yu bari condamné nañ ko Abdoul Mbaye moom sax si boppam condamné na ko donc c'est vrai yenn yi moom doy na waar alors Aïssatou jàngat bi. bon man moom je pense que am na yoo xamante ni si diaboliser ay nit la. en plus moom lu mu def la la siy xaar. parce que tey jii bu waxee loolu ñooñu développé wu suñu puissance pays moom mooy wàññeeku. tey am na loo xamante ni même bu nekkoon dëgg sax jarul nit di ko wax parce que moo nekk le premier à dire que jàmm Sénégal moo ko amal njariñ. te lu mu def indiwul jàmm Sénégal nañ ko wax. loolu indiwul benn yoon jàmm Sénégal ñu ngi jaxase Casamance ak fii te boobaa si ñun ñëpp lay metti. donc on se pose la question à savoir moom bu toogoon tey nekk président est-ce que du favoriser waa Casamance bàyyi nga tamit. ok c'est énormément de questions yi nga xam ne ñu ngi koy laajte loolu moo nekkoon revue des titres bi dañuy jël rek yenn yi nga xam ne moo gën a fës ci li nga xam ne moo xew ci dëkk bi ci surtout journal yi génnee ko journaux yi génnee ko ñu waxtaanee ko ngir mën a gën a sanc li samp waxtaan bi askan bi aussi jël si ay li nga xam ne moom la war a jël yéen yi nga xam ne yéen a ñuy suivre sur Lougaré TV ñu ngi nekk série matinale ñu jëm nag ci tey thème bi nga xam ne moom la ñu indi tey bés bi muy ñaar benn bi ñuy waxtaanee ci ñi nga xam ne dëkk bi cher na loolu maanaam cherté de la vie gis nañ ne lu bari yokku na ci wàllum transport ci wàllum dund ci wàllum leneen ak leneen même xar yi nga xam ne vraiment daawoon nañ si am lu moins cher tey jilee gën naa yokku loolu yëpp la ñuy waxtaanee suñ fa jógee nag ñu gis ñi nga xam ne ñooy dugg si tabaski bi mais saa suñ si dugg ay bor lañ si duggee génn ci ay bor donc mu doon li nga xam ne métti na ñu tàmbale ci li nga xam ne mooy cherté de la vie ñu tàmbale ko ak Marie Ndiaye Marie Ngom Ndiaye donc yow moom da ngay dem marché da ngay xam nu mu affaire yi nu mu demee ok da ngay jóg sooy ñëw di nga dugg ci transport bi xam nga daal mbir mi nu mu demee alors ban jàngat nga am ci cherté de la vie surtout saay bu ñu jege see tabaski ku nekk lu neex lay def. waaw Lamine loolu li nga wax am na solo trop parce que xam nga Sénégal daa mel ni fii loi amu fi wala sax les populations muy yow muy man tey ji ñun ñooy subir les coûts ci ñenn ci ay économie voilà ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ci marché bi parce que tam xam nga mënuñu wax ni on est un pays musulman alors que voilà doxewuñu doxu jullit parce que jullit loolu sax diine moo ko njëkk a teree daam am benn saako sobleem par exemple voilà mu waroon ko jaay il calcule parce que moom économie sax xam naa sûrement après dina la ko wax ñoom d'habitude ils font des calculs bu fekkee xam nañu tabaski bi li ci des bëriwul alors que seen stock la ñuy jëndee woon saako 5000 francs par exemple d'ici à deux jours wala 3 jours mën naa ko jaayee à 15000 francs tey on est obligé ñu ñëpp ku ci nekk jënd soble parce que tabaski mënoo ko def sans sauce mënut a ànd mënut a nekk voilà donc nga def spéculation te loolu xam naa am na lu ci économie wax am na lu ci loi wax loolu alaaj daam na la ko wax ci kanam c'est des choses yoo xam te ni ça ne régule pas le marché sénégalais également dafay wàññi le pouvoir d'achat des sénégalais xam nga mënoo jël un góorgóorlu ba nga xam ni tey jii bu amoon benn par exemple
300 000 francs mu jël 100 et quelques mille jëndee ko xar leneen li mu bëgg parce que du xar bi rek. wala du tabaski bi rek moo nekk suñu kanam. exactement am na li nga xam te ne moom mooy les. courant baa ngi fi ndox baa ngi fi courant mi ngi fi dund baa ngi fi location mi ngi fi bu fekkee amuloo kër. bu amee oto essence gasoil mi ngi fi. donc loolu yëpp c'est des dépenses yoo xam te ni quotidiennement da nga ko war di ko assurer alors que voilà tabaski bi ñëw nag doolee sukku si. ñu bëgg ñu tamit dundaloo des spéculations yoo xam te en a plus fini te amul benn explication. man li ma ci naqari c'est ça. bu fekkoon dañu ne voilà lii moo expliqué lii ça peut se comprendre mais amul benn explication jusqu'ici avec aussi le mutisme un peu. de l'État complice de l'État. parce que ba tey état ma je trouve que ni peut-être il est dans l'amal wala dafa am il a un problème xamul fan lay féetee xam nga bu fekkee da nga am un ministère boo xam ni peut-être que chargé du commerce bah c'est ça donc tey jii sax war na def tourner autour des marchés pour xool la situation bi pour man des na daal avant que ñu tabaski bi di approché génn na moom Assome Diatta pour dire que voilà tout est bien voilà tout est en place ñoom donc nee nañu en matière de gouvernance gouverner c'est prévoir ñoom xam nañ ni chaque année Sénégal dafay def spéculation donc mënuñu bàyyi ba mu des 2 jours 3 jours ñu bëgg a indi ne dañuy def des sanctions parce que nee nañu koo gis mu def spéculation nga boole ko foo koy boolee exactement foog fan nga koy boolee parce que kooku def spéculation moom dala naan voilà man fa ma jëndee tamit lii lañ ma jaayee donc mun ma ñëw di jaayee loolu à perte loolu la lay wax. c'est vrai donc Dame alors économiste nga yaa ngi suivre un peu mbir mi ah pomme de terre bi nga xam ne da doon jar entre 6 000 5 000 tey jëlee 20 000 c'est compliqué c'est comme si commerçant yi amatuñu yërmande ci askan wi parce que mbir mi du état ak commerçant yi mais askan wi la ak commerçant yi ça pose un problème bouillon yi nga xam ne ñu ngi ko doon jaayee ay juróom tey jëlee ay fukk ak juróom lay jar wala fukki dërëm et cetera loo xam ne loo amul benn impact ci économie en général mais dañ ko jël yokk ko meew bi nga xam ne moo doon jar 200 300 lañ koy jaayee. donc comprendre vraiment métti na daal Dame yan jàngat ban en tant que économiste yi. waaw métti na trop comme ñi ko Sénégalais yëpp di constater boo demee ci marché sénégalais vraiment prix yi amul benn régulation boo xam ne teg nañ ko ci prix yi kenn ku ne la nga sentir moom ngay jaayee. damay ñëw ci Marie wax léegi da ngay jëndee lenn 5000 francs nga xam ne événement mi ngi ñëw nga denc ko. ndax jeex na pour indi benn pénurie sur le marché. xam nañ ne bu offre bi bu fekkee ne dafa inférieur à la demande les prix vont augmenter ñu bàyyi ba prix yokk ñu doog a génne stock boobu ñu jaay ko te amaana sax lu yomb nga ko jënde woon maanaam nit ñi ñoo ragal tudd yàlla na ma yàlla baal te boo xoolee ñu ne réewu musulman la nga nekk te loolu kenn suñu ko def ci réewu tubaab yi mais nag loolu nag suñu autorité yi la rek ministre du commerce moo war a def liggéeyam vraiment lii lañ koy jaayee Sénégal yëpp xam ko Touba lii la ñuy jaayee lii Tamba lii la ñuy jaayee lii keneen ak keneen lii lay jaayee lii mais da ngay ñëw ci lii ji doon jar fukki dërëm tey gannaaw suba ñu ne la 100 francs lay jar te duñu la indil benn justification boo xam ne moo waral ñu yokk exactement loolu tamit dafa metti trop loolu war nañ cee taxawaat te dama prix yokk yi dañuy wax inflation l'augmentation des prix dafay impacter économie bi am na impact positif am na impact négatif mais bu lee côté consommateur bi dafay impacter négativement ci moom ndax day diminuer li ñuy wax pouvoir d'achat par exemple bu fekkee ne inflation dafa am augmentation des prix dafa am ba pare sa salaire yokkul sa pouvoir d'achat day wàññeeku bu fekkoon ne avec 100 000 francs da nga ci doon mën a jënd ñetti bien bu fekkee ne bien yooyu dañoo augmenter de valeur te 100 000 yi reste figé yaakaar naa doo ci mënati am ñetti bien ñaari bien nga ci wala benn bien kon population bi ñoo ci gën a souffrir exactement ndax par exemple tey bu fekkee ne da nga yor 100 000 francs 100 000 francs bu njëkk nga ci daan am sa benn xar ak loo koy booleel mën cee tabaski léegi 100 000 francs yooyu yam ci xar donc tu es obligé nga wutaat yeneen revenu supplémentaire pour mën a compléter tabaski bi mën a jënd soble mën a jënd pomme de terre kon nga xam ne loolu day metti ci maanaam li nga xam ne mooy chef de ménage kon inflation bi wax dëgg yàlla foog muy dimb am na inflation boo xam ne nag mënuñu si dara moom c'est l'inflation importée bi nga xam ne li ko causé mooy augmentation du baril du pétrole li nga xam ne en général li ko causé fan yi mooy guerre Ukraine bi ak Russie bi boobu moom on est mën nañ comprendre yenn yi peut-être blé bi nga xam ne moo fay jógee wala yenn ñi mais attends ñun lu ñu consommer yu si bari jógewul Ukraine jógewul Russie donc pourquoi mu am benn impact nii
c'est-à-dire Sénégal surtout Sénégal c'est grave am na yoo xam ne fii lañ koy defaree. maanaam yi nga xam ne produit yi nga xam ne fii c'est lay autre jógee chose moom quoi. loolu moom ci commerçant yi la moom loolu moom ci koy commerçant yi la. ñàkk yërmande quoi. ñàkk yërmande ci askan wi ñoom seen am rek la ñu xool nañ ñoom ni ñu amee xooluñu askan wi ñu ngi souffrir xooluñu dara mais état avant tout état moom mooy régulateur. l'état moom mooy régulateur. loolu état lan la fexe ba population bi di dund ci jàmm. léegi nag rôle état boobu nag fonction régalienne yooyu nag bu ko bàyyee état amatu fa. Sénégal secteur boo dem noonu la pëcc xoola amul benn régulation boo xam ne day am ci secteur yi. boo demee ci commerce bi boo demee ci transport bi noonu transport bi instant yi bu ne suba la tabaski subaa ci des vendredi wala samedi tey nga gis ñuy augmenter pass yi. ngay dem Touba ñu naan ay 10 000 francs wala 11 000 francs alors que pass bi avant tabaski 2 000 francs la woon. waaw mais am na démb rek ñu ngi am na ñuy wax côté Bignona mooy Grand Yoff. à 11 000 mais kii waaw c'est loo xam ne 5 000 la woon. c'est 5 000 mais francs. tey jii ñu def ko mel ni. Vraiment 10 000 11 000 mais ça c'est ñàkk yërmande daal am na si Sénégal quoi. non léegi nag franchement yenn yi c'est am na dafa mais ëpp quoi. état jëlul benn sanction teg ko nag. Oui. fekkoon na yow tey lii ngay def nga ne bu ma ko defee bi sanction bii moo ma ci fekk doo ko def mais dama koy def dara du la ci fekk nga gonfler say poches vraiment bu mujj fenn bu jàllee nga tëdd di noos amul sens. te nañuy waxante loolu ñuy def maa xama ne dafa baaxul sax du la jariñ dara. maanaam askan wi nga xam ne moom nga daan amal jàmm di seq ak ñoom di jëndanteeg ñoom benn bis ñoom nga takk ci seen biir naqaral leen tàngal seen xol bu jàllee du la jariñ dara. exactement rëccu rek nga ci mujjuwaat moo tax nañ delluwaat suñu xel ci yàlla te suñu gouvernement yi nag wax dëgg yàlla ñu am taxawaay askan wi sonn nañ vraiment dañuy jooytu à chaque fois dañuy jooytu mais bi ñuy jooytu day mel ni amul ku ñu ko mën a saafaraal. doy na waar Vraiment. actuellement y a le ministre des commerces bu nga xam ne mu ngi def ci marché yi mu ngi def tournée marché yi mais pour man on veut plus des solutions xam nga ko xiif soxlawul nga ne ko da ngay dem marché moom lu mu lekk la soxla soxlawul leneen nañ dem ba non loolu leneen la loolu c'est des préalables moom soo ko weesoo ba nga xam ne teg na si cëppandaw ba vraiment solution immédiate lañ soxla et des inflations ay yokk yoo xam ne tegul fenn ndékki bi sax léegi da ngay dem di jënd ndékki ñu lay wax ne non li doon jar 100 francs léegi 150 lay jar lan la c'est comme si mooy da ngay doy waar c'est compliqué quoi li mu yokkee dafa ëpp ndax FMI rek mi ngi def benn étude bi wane na taux d'inflation bi mi ngi waaj a àgg 5,5% te loolu doy na waar ndax boo xoolee critère de convergence de l'UEMOA bi daf ko fixé woon à 3% mu ne inflation warut a dépasser 3% kon que bu ñu prévoir ay 5,5% xam nga loolu c'est trop ça am na ñuy dee ci wet bi am na ñuy dee ci wet bi vraiment ñun ñu ngi appeler état que ñu mën a taxawaat ci mbir mi parce que c'est important am na dëkk yoo xam ne inflation lu tax mu doy waar dafa amaat beneen problème bu mu amaat ndax maanaam inflation peut-être mën na permettre augmentation des salaires mais augmentation yi bu amee maanaam dafay empêcher maanaam entreprise yi nga xam ne ñoo nekk fii ñu être compétitif par rapport aux entreprises étrangères loolu dafay impacter suñu économie c'est vrai yëpp dañ ko war di bàyyi xel bu baax exactement donc vraiment ñu ngi demander état mu jël ay responsabilités am ci wàllu bu nu mel parce que am na ay dëkk yi nga xam ne mburu la ñu yokk dërëm rek ñu indi émeute ak situation bi mu toll politique bi gis nga nu mu jaxasee Sénégal bi gis na te yenn déclaration nu mu jaxasee Sénégal bi ñu ngi dem ay échéances yi nga xam ne kenn xamatul wóorul ñu ngi wax ni troisième mandat ñi ngi wax ne waruta am ñii di wax ne day am et cetera mu doon situation bu compliquée tey jii ñu bëgg see jël teg si wàllu cherté de la vie vraiment c'est quelque chose bu nga xam ne fu muy dem xamuñu ko donc lu bari mën na ci xew ñu ngi ñaan est-ce que état bi mu jël ay responsabilités am waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la war a waxtaanal muy commerçant yi aussi ñoom tamit ñu am ci yërmande commerçant yi ñu am yërmande ci askan wi am na ñoo xam ne tey jii dañuy daw bu bëgg a dee mais du ñu mën a joindre les deux bouts transporteurs yeeg yu nu mel ñu du ñu mën a jamais joindre les deux bouts am na ñoo xam ne dañuy fayeeku dañ koy jël dugal ko lépp leneen balaa salaire bi ñu ñëw ñoom lépp nañ maanaam su ñëwee dañuy dugg rek di dem musu ñëw dajale ñaari salaire musu ñoo jële donc c'est quelque chose ba nga xam ne vraiment on appelle les autorités à prendre leurs responsabilités les commerçants les transporteurs ak ñëpp ñu mel ñu ngi xam ne ñu ngi lijjante askan wi vraiment nañ ci bàyyi xel ngir askan boobu tamit mu gis ci boppam alors Aïssatou yéen yi nga xam ne yéen ay ndaw nekk ci kër yi liggéeyoo leen si waajur yi ngeen di yaakaar ñu may leen affaire yooyu alors situation boobu na ngeen ko dundee surtout cherté de la vie ñu ngi dem ci tabaski yëre yi war a kii ak yu nu mel alors que yéen liggéeyoo leen comment vous vivez cela à la maison. je pense que ñun tamit metti na si ñun parce que neexul nga toog léegi sa yaay wala sa papa muy jàmbat te yow doo ko mën a jàppale. état bi c'est vrai mais commerçant yi tamit ñoom ñoo nekk ci biir nit yi ñoom ñooy dëkk ak ñun ñoom ñooy yeewu ñun kon ñoom ñoo war a gën a xam ñun li ñuy dund lan la
parce que état bi ci kaw lañ nekk peut-être ñoom duñu peese ceeb bu ñuy jënd par mois saako ceeb la ñuy jënd xamuñu ñoom commerçant yi nekk suñu biir ñoom ñoo ñu war a jàppale parce que ñoom ñoo ñu xam surtout ñun ñi nga xamante ne ngay dégg sa yaay mi jàmbat sa papa liggéey yooyu yoroo dara dafa metti na daal. nañu jàppale bu baax. ñu jàppale leen bu baax a baax doon na li nga xam ne am na solo cherté bi vraiment métti na lu ñu war a gën a di waxtaanee la te s'il le faut demain encore on va revenir sur ça. ok jéem ci waxtaan ba bés bi nga xam ne état bi nguur gi dinañu dégg vraiment ñoom tamit ñu jël ay matuwaay et j'espère que aussi visite bi nga xam ne actuellement ministre du commerce mu ngi koy def ci marché yi su fa jógee dina am résolution bu nga xam ne pour baisse des prix actuellement ou bien baisse de la cherté de la vie dinañ ko gis balaa ñoo dugg ci tabaski bi wala vraiment si métti na daal à quelques jours du tabaski lépp yokku ki nga xam ne dafa am salaire u 100 000 xalaatul jënd xar parce que saruñ jënd xar lan la koy toggee donc c'est vrai sac aussi dafa am nga nekk ci koñ bi say doom ba nga ñuy solu say soxna bëgg na nga ñuy solu sa et cetera loolu yëpp nga am benn salaire u 100 000 comment tu vas vivre donc c'est des choses yoo xam ne vraiment askan bi war nañ leen bàyyi xel mu doon nguur gi mu doon ñi nga xam ne ñooy commerçants yi wala transporteurs yi vraiment am na solo ki nga xam ne mooy dafa dajale lépp weer bi dee mu ne xaar ma dem tabaski ji sama dëkk mu ñëw war a fay 5000 nga ne ko 10 000 ngay fay bokkut ak bagage yu muy yóbbaale yooyu tamit da koy fay parce que su doon dafay yóbbu ay ndugg yooyu yëpp ndugg bi d'abord dafa cher mu ñëw fayaat ndugg bi su dee xar la mu fayaat xar bi donc c'est tellement de choses yi nga xam ne vraiment compliqué na donc dinañ dem ba à la fin soo moytul lu daloon période Covid bi ku nekk fa nga nekk di nga fa tabaskee daal donc ñu ngi ñaan état bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum commerce bi ñu bàyyi si xel sax boo xoolee stade yi gars yi ngay dégg ñaan man xam naa moom sama yére daaw rek ku ko yoroon maa ngi gis benn kii xale bu jigéen di koy seeti naan sama yére daaw moom ko yoroon photo bi na nga ko denc ndax moo laa na rek di wax yooyu yëpp maanaam ay message yu ñu jàllale di wax na rek dëkk bi dafa metti dana am ñoo xam ne vraiment ni ñu waroon a préparer fête gi duñ ko préparer exactement kon nag autorité foog ñu bàyyi ci xel loolu ndax askan yi moo leen fi nekkal kon tamit jafe-jafe askan yi foog ñu wut ci ay solution wut ci saafara bu baax vraiment tax askan yi tamit ñu dimbalante seen biir surtout transporteurs et commerçants yi vraiment nañu xam ne ñoom ci kër yi lañ jógee ci askan yi lañ bokk bu ñuy xool seen intérêt ba lor askan wi parfois dañ naan état mais l'état ne peut tout faire parfois nit ki mooy nekk responsable mu xam ne lii moo ko war mu def loolu tolérance moo amatul quoi vraiment nit ñi daal doy na waar daal donc c'est doy na waar quoi je pense que am na beneen point également boo xam ne war nañu ko évoquer ci tabaski bi les accidents de la route parce que gis nañu encore la route continue à tuer vraiment nit ñi bakkane mi ngi rot ci télé bi li ko waral moo di rek profit bi parce que ku ci mel ni Dame Ndiaye dafa bëgg di def Dakar Touba bëgg ko def 2 fois 3 fois dans la journée alors que c'est impossible voilà donc encore une fois qu'on soit tous des Sénégalais ñu xoolal daal suñu bopp en tout cas ñu am yërmande quoi ñu am yërmande suñu biir moo xam ci télé bi la moo xam fu nekk nañu doxal daal yërmande. jaajëf bu baax a baax Marie donc ñu ngi doon waxtaanee li nga xam ne mooy cherté de la vie te dinañ si dellu siwaat fii ak tabaski bi di dem incha allah chaque fois ñuy def matinal dinañ si dellu siwaat vraiment di appel ñi nga xam ne ñooy autorités yi aussi ñu bàyyi si xel bu baax a baax donc alors dañuy dem très rapidement ci suñu thème bu mujj bi mooy empreinte si tabaski bi dañuy gis ne suñu dem ci wàllum fête muy toom tabaski korité ñu bari dañuy dugg ci ay bor di leb loo mënul nga dugg ci ngay gis ñoo xam ne dañuy leb ay yëre wala ay tissu dugg si dem si tailleur bi leb tailleur bi ñenn ñi nga xam dañuy dem lebi ay dund yeeg yu nu mel wala xar bi na xaaral ma dugal lii kii nga dem ci vraiment leb ba soo génnee si tabaski bi vraiment lu ñuy wax ne su robinet tëjee ku naan petite xam nga su robinet waaw boo déggu olof bàyyi wax olof vous me comprenez c'est bien alors ça je démarre par Marie Ngom alors jigéen ñi surtout des fois c'est vrai yu bari dañuy gis ne jigéen ñi ñooy pousser certaines personnes ñu dugg ci yenn yi maanaam lépp bi parce que il faut ma sagal sama famille dëgg la ñun parce que sénégalais dañoo am sac aussi quoi qu'on puisse dire da ngay solu ba rafet dërëm amul sa poche mais sac boobu ngay demee donc pour man c'est important parce que aussi moom rek lañ fi am mais est-ce que war nañu pousser aujourd'hui ñu dugg ci ay bor yi nga xam ne après suba ay dettes ñoo lay kii wala ñu taxawu la wala huissier ñëw et cetera. nan nga soo jàngatee. xam nga tey il faudrait nga xam benn affaire jigéen dañuy subir benn pression sociale. xam nga da ngay nekk jigéen di sëy ci kër gu mag par exemple.
tey bu xew amee wala bu tabaski amee ku ci nekk bu fekkee da nga am ay say lu ci peccor ko yi fa nekk ku ci nekk da ngay bëgg a teral sa goro. yow bu fekkee sa jëkkër amul loolu yow tu es obligé voilà nga def pressing sur lui alors que da nga bëgg a dund liñ naan la paix paisible ci biir kër gi moo tax tey jii ngay teg yenn pression sa jëkkër parce que Sénégal ni muy doxee la société elle est très injuste. Là je le dis haut et fort société sénégalaise dafa injuste parce que dafa bëgg a tollalee le milliardaire au pauvre alors que loolu mënta nekk parce que da ngay gis ay jigéen yu nekk ci biir kër li ñuy dund only yàlla rek moo xam ñoom la ñuy dund ci mais ñu naan tànku njëkkee tànku goro tànku li des choses yoo xam te nii te pourtant tabaski nee nañu acte religieux la dafa war a nekk l'acte doit être religieux am na ko doon expliquer un jour nee na au Maroc boo gisee bu ñu tabaski le même jour duñu lekk ndawal duñ ko lekk ñoom only dañuy sacrifier maanaam li yàlla wax loolu la ñuy def bu ñu paree ku ci nekk da nga jël la nga am nga denc ko au frigo bàyyi ba 2 jours après nga doog a lekk sa ndawal ñoom lu ñu bëgg le jour ci moo ñu sacrifier même médicalement aussi c'est déconseillé du nga rey léegi nii nga bëgg ko lekk si lu bari dafa moo tax lu si gis fii Sénégal tout le monde est hypertendu hypertension ñëpp ko am pratiquement diabète mooy maladie yi nga xam ne c'est des maladies chroniques noonu lañ leen di woowee pratiquement ku ciy dox rek yaa ngi koy sooxaale loolu moo waral tey jii lii yëpp alors que amul lenn nag lu ciy diine dara du ci diine vraiment. alors Dame rapidement jàngat bi bor yeeg yi nu mel day na waar daal. li olof di wax rek def loo xam wax loo xam. boo tëddee na c'est important. tabaski moom day wax gars yi rek benn fan la billaay de jarul dara. commencé lakk yi gars yi commencé nit ñi commencé kanam yi commencé sensé nga xam ne bor yaa ngi koy xaar. waaw it dina la commencé woo téléphone kar ji commencé. yow gars yi dañuy tëdd di nelaw yow doo mën a nelaw. gars yi nag duñ comprendre xale yi commencé foo jigéen ñi ree yow mais Lamine moom mënut a yaa ngi concentré fee di xool fan laay jëlee suba. Lamine bi nga xalaat nan la war a rembourser. nan laay génnee sax si kër gi. bor bi wala ngay xëy di tegg benn ma nga daan jaar du doo fa jaar. xam nga loolu lépp vraiment doomu aadama warul mu koy teg boobu ndax yàlla moo ñu gën a xam. moo tax moom forcé wul kenn dara dana boo ko mënee. kon nit ki mooy conditionné boppam mais yàlla conditionné wuñu. tegal nañu piste yu bari point de sortie yu bari. boo mënee defal boo mënul beneen bi defal boo mënul defal ba muy 3 jours boo ko mënul wàcc na. exactement kenn ku ne nag wax dëgg yàlla olof yàlla nga am moom ngay duggee marché. nit ñi dañuy am compréhension li ma waa jox rek yàlla dafa bind tëjamali sa juróomi baaraam yi sax tool yi dugg. ki am xaru 500000 la jënd xaru 500000 ki am jasneer la jënd jasneer ki am mayluus na jënd mayluus ki am popeline na jënd popeline bu ñu ko defee rek jàmm na ñooy. billaay ndax koro rek laa yoxtaan ak kii paa bi mu naan boo demee Chine. ma ne ko loolu ñun dañ koy jàng sax boo jàng géographie dina la koy jàngal modèle économique chinois ñoom lu ñuy defar dañ koy catégoriser. exactement pour ki man lii bu ñuy defar oto dañuy defar oto 100 millions oto 50 millions oto 5 millions ba oto 2 millions. nga xam ne ki nga xam ne am na salaire 200 000 wala 150 000 dina mën a am oto 2 millions. exactement ki nga xam ne nag mën na jënd oto 100 millions mu jënd 100 millions bu ko defee kenn ku ne vie bi nga tolloon da nga ko dund. exactement te doo ne ci fitna. waaye nag bu fekkee ne yow xaru 100000 nga mën a jënd xaru 100000 bul xool ko jënd xaru 300000. parce que kooku da nga amoon waaye 100000 la am mën na damay jënd xaru 300000 ba tax ma dem 200000 te salaire 100000 la am te bu weer dee damaa war a lekk damaa war a naan damaa war a fay ndox xale yi dañoo war a jàngi léegi nag bor boobu kañ lay mat. toujours yow ci pression ngay ne. chaque jour ci pression ngay ne. nañ ci bàyyi xel yaa ngi soxla yoo war a faj ba pare war a fayaat yeneen bor. exactement kon tamit yooyu tamit foog ñu xalaat ko. parce que yooyu dem ba tam fi na indi stress ci sa vie. te vraiment jëru ko daal jëru ko ndax tabaski sunna la du farata. dañuy jeexal ak Aïssatou alors ngeen jigéen nga d'abord ndaw nga naka ngeen di dundee loolu ñi nga xam ne dañuy dund mbaa yéen jigéen ñi aussi xale yu ndaw yi duñu dugg ci détail yooyu ci ay bor ak yu nu mel. bor yi moom fépp la que ce soit ñun wala mag yi ñëppay la parce que concurrence bi moo metti en plus protocole yi dafa bari torop. ñoom dañuy fàtte ni tabaski lu ndaw la lu simple mais ñoom pour ñoom maa gën a guddale cheveux maa gën a cher la maa ràkkale ñëw daal lii moo leen ëppal importance ba nga xamante ni lu ñu war a def sax duñ ko def. te tabaski benn fan la surtout sama moroom yi laay gën a waxal tabaski benn fan la jarul sa dignité bu ko fàtte bul bafouer sa vie parce que benn fan. yére bi ngay sol si benn fan di nga ko sol boo xalaatee ni nga ko amee
doo bëgg doo sumi ko sànni te temps bi kenn mënu koo remonter boo xasee ba def dara le coup est déjà parti bàyyi leen si xel loolu tamit. jaajëf mu nekk lu nga am moo la xam ne am na solo bu baax a baax je me rappelle temps yu nekkee xale. waaw dama bëgg ñu def ci émission spéciale moo tax bëgguma ci ñu sori dama bëgg ñu def ci émission spéciale ci li nga xam ne xale yi moom la ñu dundee jikko yi surtout des fois mu pousser la nga def leen loo xam ne après nu mu ko waxee soo xoolee walla nga xalaataat sa bopp lu tax nga am nag nga def ba am yére bi rek sa xel su dina daw daal donc bëgg naa ñu def ci émission spéciale peut-être ngoon walla demain donc bàyyi ñoom ndaw yi ñu gën see soññ yeneen seeni morom ci wàllu boobu alors loolu tey la ñu indi woon li nga xam ne mooy matinalu tey bi di jaajëfal bu baax a baax képp koo xam ne mu ngi ñuy suivre ñu def benn tour de table gars yi ñu tàggatoo xam naa ne tey mooy avant dernière matinale avant ñuy dem ci tabaski bi dem dellu siwaat ñu jublu ci leneen alors Marie lan ngay tàggatoo. d'accord voilà dañuy jox rendez-vous rek très prochainement ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci Lougaré TV di lay wax ne n'oubliez pas demain c'est Arafat n'est-ce pas. voilà ku mën a woor tam nga woor ko parce que ay ngëneel kese la. jaajëf Aïssatou alors lay tàggatoo. waaw ñu ngeen di tàggu di leen jox rendez-vous à très bientôt di leen wax tamit ñooñu ñëw daal. incha allah alors Dame. waaw Lamine maa ngi tàggatoo rek di tàggatoo ak avec internautes yi leen xaar ñu ci yeneen séance rek di nuyu waa Lougaré di nuyu sama ami yi nga xam ne mooy étudiants yi nga ne nekk Cheikh Anta Diop particulièrement la FASEG avec mes promotionnaires de FQI économie et finance quantitative. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax am leen jàmm te di wax nag njóobee ni ñu def ndànk ci tabaski bi. incha allah présentation day njóobee. ci réalisation bi Abdoulaye Sow Pape Sarr ci caméra bi Momar Dian ak Alassane Ndoye Mamadou Lamine Fati moo fi nekkoon ak équipe bi nga xam ne moom la ñuy àndal ci matinalu Lougaré TV di leen jox rendez-vous suba ci beneen heure jaa ngeen jëf.